ayca maamu dañ lay bàyyi rek ñu daal di dugg directement ci biir waxtaan bi. waaw Fatou Ka tey nag ñi fas yéene waxtaanee lii di embargo contre le Mali lourde perte pour le Sénégal ñi gis ne rek réewu ko Mali ñi nekk ci ab crise ba ñu gis ne rek militaires yi daal di daanal kii di président bi IBK gannaaw loolu ñu gis ne tamit Niang Diallo kii nu mu tuuti CEDEAO daal di décider rek imposer ab embargo jëmale ko réewu ko Mali li mel nag mu indi ab coow diggante Mali ak réew yi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci CEDEAO ndaxte ñu gis ne rek li tubaab di wax réponse du berger à la bergère mu moo am ndaxte junte bi moom it nee na de suspendre exportation bétail yi jëmale ko réew yi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci biir CEDEAO li ni mel nag du ñàkk dana indi ay gàllankoor ci réewu Mali waaye Sénégal moom it xam naa du des ginnaaw est-ce que mun nañ xam lii ban jeexital la indi fii ci réewu Sénégal rawatina port autonome de Dakar mi nga xamante ne poumon économique la fii ci mim réew. waaw jërëjëf wax nga ci lu am solo li ngay laaj wàllu économie bi ci embargo Mali taxawaayu Sénégal ak njeexteem parce que boo xoolee da ngay rappelé wu tuuti trafic bi nga xam ne moom la Sénégal siq ak Mali Côte d'Ivoire la nekkoon mais li ñuy wax jàppante baaxut Ablaye Wade bi mu fi nekkee trafic boobu yitteel ko trop pour mu jógee Côte d'Ivoire ñëw Mali bi ñu demee ba Côte d'Ivoire am guerre ci la profito ubbi leen buntu yëpp Maliens yi ñëw bi ñu ñëwee essayé Sénégal mu dàqal leen ko Côte d'Ivoire boobu ñoom ñëpp ñëw Côte d'Ivoire boobaak léegi nag politique bu nekk mi ngi koy mane campagne bu nekk mi ngi koy mane ubbi leen buntu yëpp pour ñëwaat mais Maliens yi nangu ñoo dem tey jii Sénégal bu fekkee dañoo jógee ci li nga xam ne mooy wax Covid ñuy wax ay milliards yu baree bare yu ñu ci def yoo xam ne yëpp ay bor lay doon et mu dal suñu kaw ndodd ak suñuy doom ak suñuy sët ëllëg tey jii ñu wëlbati ko bëgg a demaat ci embargo Mali te Sénégal li muy am lépp 98% yi ci port bii lay jóge parce que Mali boo xoolee muy fer muy engrais muy dund muy lu mu ci mën doon lépp ci biir port bii lay jaar biir Sénégal aussi am 3 cimenteries yoo xam ni yëpp li ñuy produire 97% yi Mali la jëm kon tey Sénégal position bii ci biir Mali moom dafa war a xool moom position moom tey jii pas CEDEAO fu mu ko xëcc mu jëm fa déedéet moom président Macky Sall dañ koy doon wax ni ko tey jii problème mu Mali warul xaar CEDEAO moom daa war a jóg bu waxtaan ndax lu mu gën a gaaw ci moom la gënee ci réewam la gënee mais warul ànd ak ñoom ci loolu parce que tey boo xoolee biir portu Sénégal depuis bi fi Ablaye Wade ñëwee ba Maliens yi ñëw daanañ am 2500 véhicules par 24 heures ci biir port bi 2500 bon léegi am na lu ko kale ba 1800 véhicules la ñuy am par 24 heures loolu après dinañ ci ñëw leen moo ko kale parce que ñu xam nga foo daan am 2500 léegi nga am 1800 kon war ngaa xam ngaa xool lan moo waral loolu kon perte mi ngi am tey jii douane li muy génn biir port ak biir port aussi moom port ci boppam li muy gagné lépp jëm ci Kaffrine ak Sénégal nga xool 1800 véhicules yooyu ñaata la ñuy jël carburant ci réew mi ñaata doom yi Sénégal ñoo cay tedd kon tey bu ñu nee embargo CEDEAO dañuy xool président la mu war a xool muy ubbi ay bëtam moom xool est-ce que réew yi nga xam ne ñoo wër Mali est-ce que li ma séq ak ñoom séq nañ ko est-ce que li ma ciy gagné ñoom gagné nañ ko ci est-ce que li ma jàmm am nañ ko parce que tey jii problème am na xëccoo bu Côte d'Ivoire njëkkee ni ajan na ñëpp ñëw rek Maliens yi moom benn mooy bay dem doxu yombu leen waaye bu ñu doxoo yee wàññi ko yombu leen kon tey moom lan la war a def xool économie am fi mu jógee ak fii mu toll nii lan moo ko ci arrangé. ñu gis ne rek ci fàttali dañuy ne le Sénégal concentre 65 jàpp 70% des imports export malien ñu gis ne jamono jooju tamit secteur informel bi du ñàkk ne dina jànkonteel ay jafe-jafe muy secteur informel ak secteur formel bi ci la nga xamante ni moom mooy commerce transfrontalier bi. moom laay wax dama ne ci ñëpp la ko ñëpp koy yëg képp koo xam ne yaa ngi dund biir Sénégal laa wax da nga koy yëg. maanaam bu ñu nee état. ak état bu amatul dara la fa daan dem ca gafakaam dematu fa kon ngay ñëpp a koy yëg wax naa la ko tey jii bu ñu nee 1800 véhicules doon jël carburant te jëlatuñ ko ana station yi ko doon joxe ana ñi ci station yi tey jii oto yooyu pièces yi ñu fi doon jënd pièces de rechange ana ñi leen ko doon jaay secteur informel la ana ñooñu économie bi ñëpp lay daal di laal loolu moo war ñu baaxul Sénégal. loolu moo tax ñu ne état Sénégal moom na teel a jël ay matukaayam. parce que baaxul ci moom. mu ko dégloo bu baax. gis nga embargo. day fekk yow mii nga am ay moyens
et puis nga autonome sax. loolu laa bëgg wax booy xoolaat États-Unis embargo yu muy def ay Iran ay nangam yooyu yëpp day fekk loolu moom bu ko defee am na lu mu koy compenser. mais malheureusement ñun al toppe lañu. sunu gouvernants yi al toppe lañu. loolu ñu def noonu dañ ko toppandoo ci ay France xam nga France fu mu nekk nii temps yi yaa ngi koy dégg mu ngi def ay embargo ci yenn dëkk yi mais France dafa am pays CEDEAO yi ngay gis nii dem ak dëkk bi ah da leen di indil économie bi nga xam ne bu am solo kon nag il faut que li mu wax rek mu loolu la mooy que Macky Sall ci boppam ngir yàlla mu bañ a def rek yëfu cuune comme yi muy def ci yeneen secteurs yi mooy mu jéem a xool moom yéen depuis bi ñu nekkee Sénégal yéen dégg ngeen ki bi entre le Sénégal et le Mali. yéen dégg nga ko léegi nii Côte d'Ivoire moo amoon yoon bi. loolu on se rappelle fii bi affaire bi dakkee mais Côte d'Ivoire a perdu beaucoup d'argent sur ça. lu bari. beaucoup d'argent sur ça donc nag tey jii yow nga dem ba am nga benn affaire waaw doo ko téye xam nga Sénégal dañu tàmm bu ñu amee lu baax duñ ko toppatoo. voilà aujourd'hui le malheur tey jii le malheur léegi nag man li ma lay laaj rek mooy léegi. tey jii bu ñu defee maanaam bu toppee ñooñu espèce de chef d'état yooyu seen club boobu bu leen toppee ban perte ñun perte bi lañ bëgg a xam Sénégal yi xam perte bi naka la toll. non loolu Gomis waxu perte crise la tey jii boo demee biir port bato boo fekk mu taxaw mat la yor man la jëm su boobaa bato bi Gomis mi nga xam ne moo ci def bagage am indi ko day perte kooku dafa yor entreprise day perte mooy benn ñamu yor di leen liggéeyloo da leen di bëgg a fay dootu am lu mu leen fayee bato bi aussi fi mu taxaw day fay bato bi de navire bi day fay par heure kon navire boobu pertement da koy jural moom ca voyage boobu mu indi borom bagage bi aussi pertement da koy jural te kenn du liggéey di perte. tey jii boo demee muy bateau fer muy engrais da ngay gis si port bateau bii bu taxawee beneen bateau nga taxaw fële di xaar bii génn mu costé waa léegi bu fekkee bii costé wàcce wuñ ko beneen bële taxaw ma ngay xaar amul fa mu costé perte bu rëy la 1800 véhicules ñoo doon dugg par jour par 24 heures ñu xëy ba ngoon jot benn duggul ah wala 550 yi fa dugg wala 100 yi yooyu bu ñu jëmee biir Sénégal lañ jëm la ca des yëpp génn 1200 yëpp génnuñu. parce que nangu ñoo dugg nii may wax ak yow am na oto yoo xam ne boo leen woowoo duñ nangoo chargé kam yi bateau ba léegi taxaw parce que dañuy hésiter est-ce que duñ chargé rek ñun leen du ngeen dem bateau baa ngi taxaw léegi ana borom bateau bi moom xaalisam mi ngi génn mi ngi fay ana ki yore bele bi mi ngi fay perte la bu rëy loolu bu ñuy waxu perte ak économie mais crise la bu rëy ci réew mi bu boobaa Mali dafa ne ci crise mais crise Sénégal la ñuy wax te mooy raw bu Mali. loolu la port moom tant que nu mu tudd bateau bi mi ngi fa rek ñi nga xamante ñoom ñoo ko moom mu bagage yi ñoom ñu chaque jour dañuy fay loolu aussi day nekk ab pertement bu rëy kon estimation yi daal mun nañ ne ay milliards lay doon ndaxte port autonome de Dakar dama ni crise la ci poumon économique du pays kon ay milliards lay doon crise économique la crise bu mag waaw ñi gis ne tamit gannaaw trafic Mali bi nga xam te dañ ko daal di génne ci réewu Côte d'Ivoire indi ko Sénégal ñi gis ne taxut Sénégal affaire bi am ab avancement li ko waral waaw li ko waral xam nga wax naa ko ne dañ doon am 250 véhicules par jour et 1200 véhicules par jour lañ doon am déggal 2500 véhicules léegi ñuy am 1800 lan moo ko waral mooy beneen point dinaa joxuus dugg ci muy économie bi li koy gën a rey président nu tëti Kagame bi mu ñëwee loolu la njëkk a xeex day rey économie te Sénégal jéemuñu ko parce que tey jii bu fekkee ni oto yi dañoo dugg biir port li gën a gaaw mooy mu dugg génn rotation ñii di dugg ñii di génn mais léegi da ngay gis oto boo xam ne pour mu génn port pour egg Diamniadio bu génnee 10 heures ci suba 18 heures lay egg Diamniadio 18 heures ñi ci buntu port bi dañuy toog 3 jours di wër port pour mën a dugg ndax ñi ci biir génnuñu lan moo ko def mooy oto yi bu fekkee ne dañoo génn. buntu port diggante buntu port bi ba gendarmerie douane yëpp pare ba jox koy document am diggante buntu port bi ak rond point Môle 8 waaw 80 mètres la
policier bi taxaw fi. maanaam 1000 véhicules yi génn yëpp dana contrôler yëpp benn par benn. ki loxoom gaaw day joxe 1000 avancé ki nga xam ne loxoom gaawul dañu koy téye attesté ko attestation boobu du infraction sax boo xam ne oto bi da ko am maanaam da koy jël téye léegi nag fekk 1000 véhicules yooyu génn ñu. yeneen 1000 yi ci biti duñ mën a dugg. te oto yi bu ñu jógee ci policier boobu. dañuy daal dem rond-point Espoir. fekkaat fa policier le même commissariat. mu bëgg 1000 véhicules yi kay jàppoon moom day jàppaat 1000 véhicules yooyu yëpp. te boo xoolee contrôle ci rond-point Espoir. dafa nekk danger muy ñiy jógee Colobane ak ñiy jógee yoonu Yaraax ñi jógee Môle 8 ak Môle 4 ak ñi nga xam ñoo jógee Dakar ñëpp ci rond-point bi 1000 quelques camions yooyu kenn du jàll. oto yooyu bu ñu génnee bu fekkee dañoo bàyyi autoroute bi jaar yoonu Yaraax boo demee ci raay ba gis nga ni mu xatee. policier bi day téyewaat oto yooyu yëpp nga bi ñu defee calcul nga xool ni diggante port Dakar ba Diamniadio 13 postes de contrôle Diamniadio port Dakar 13 postes oto yi bu ñu génnee 1000 véhicules yooyu bu ñu génnee 10 heures douane libéré leen heure bii bala ñoo yegg Diamniadio 18 heures maanaam ñi taxawul fenn ñoo yegg 18 heures. mais contrôle yooyu noonu yëpp di am diggante foofu ak Diamniadio pour lan la. waaw kay léegi nag ñi nga xam ne dañoo bëgg a développé soo demee tey jii Côte d'Ivoire def nañu boo génnee port oto bu ñu ko contrôlé port am na diggante Abidjan ba Bogo. 180 kilomètres. kenn du ko contrôlé waat. walaabal na dañ koo xool ba mu wér ñu bàyyi ko mu dem. Kagame bi mu ñëwee ci loolu lañ di ko dox bi mu xoolee ni maanaam journaliste yi xëy ñi ngi tardé. médecin yi dem di faj yi ñi ngi tardé. ah malade bi dem ñu jox ko rendez-vous mi ngi tardé. kii liggéey yi mi ngi tardé demande d'explication yi bari mu xool ni poste police yi nga xam ne ñooy contrôlé ci rond-point yi ñoo koy def. loolu la njëkk a xeex parce que loolu day rey économie loolu la njëkk a xeex mu am avancement ci moom tey jii dem nañu fu mel ni Togo loola la njëkk a xeex parce que day tardeel dafay tardeel réew mu lu bëree bëri tey jii gomis dana jox benn takk boo déparé port ba keroog ngay dem frontière Sénégal muy Kidira y a 43 postes de contrôle amul fenn Afrique amul fenn maanaam bi ñu calculer ñu gis ni 1013 véhicules. maanaam ñooy dem xam nga bu 1800 yi génnee am na yem Sénégal mais 1013 ñooy dem Mali ñu bàyyi 13 yooyu jël 1000 véhicules yi boo ñëwee ci poste bi nga jooy ak lu mu mën doon di ko joxe 1000 francs waaw mais 40 postes yi bu ñu ñëwee kon 1000 véhicules ñëw poste bi ku ne joxe 1000 1 million la. ñi mën a calcul par poste 43 postes yi ñaata la 43 millions par jour. muy 1 milliard 290 millions par mois calculer leen. te xaalis boobu du dugg ci gafa ki état. muy 15 milliards 480 millions par an. loo xam ne duggul ci kaas duggul ci poche état. non oui ma. duggul ci poche état. 15 milliards 480 millions par an. duggul ci gafa état bu doon dugg sax ñu ne waaw. waaw kay mais duggul ci gafa état. xam nga papa buñ la demandé xaalis après policier duñ la jox aussi papier bi nga xamante ne moom ne na xaalis boobu ñëpp dañuy xam ne ni corruption la ndaxte ñoom bu la neexee dugal ko seen poche. moom laa lay xam ñaata faux gendarme lañ fi jàpp. faux policier faux douanier. li ko waral mooy wutukaay xaaj rek moom. ñoom ñu ko ne seen jàng dañuy am benn BFM rek daan ne léegi man concours doo xaar wala concours bu laay xaar moo gën a di léegi nangootuñu ko ne seen jàng. ku ci am bac wala mu am BFM daan déedéet man kay léegi dematuma police lay xaar concours wala concours douane parce que nit ñi amee xaalis te ñu koy gis ñoom loolu ñuy gis ñu léegi ci nga dem génn am xaay bu gaaw moo tax léegi ñoom ñëpp bëgg a dem ci loolu. benn policier bu yëkkati immeuble gisuma benn policier buy dawal yenn oto yi nga xamante ne ñenn ñi nekk ci géopolitique ñu ngi koy dawal. 2000 francs mais aussi ce n'est pas simplement le policier ñi nga xamante ne ñu ngi koy joxe te du ñu am benn lañu normalement boo ma 1000 francs nga xam ne maa ngi ci droit yoruma dara lu ñagas ci sama oto je dis carrément du ma la jóg bu yeboo ñu dem ci commissariat bi mais quelque part aussi du lu ñu blâmer rek les hommes de tenue ne dañuy laaj ci 1000 francs laaj ci 2000 francs nit boo léegi dañ koy arrêté rek mu ne la 1000 francs la ko il faut que ñu relativiser. waaw balaa ñu jàll ba ci yokk rek kiwuma de dama ci yokk mais ci loolu tamit responsabilité yi
tam dafa partagé kii maanaam li dawal kii tamit comme ni mu ko expliqué perte lay bañ kon nag loolu c'est l'état du Sénégal moo waroon def benn organe comme ni mu defee bu ci port bu ñëwee ba ci port ba avant muy génn ñu gars yi def lépp kayit ku am kayit ñu ne la taxawal ku am kayit ba pare ñu bàyyi la yow nga dem man kii responsable c'est vrai kii bi joxe tam parce que kooku di joxe kooku il est responsable waaye tamit loolu lépp am na koo xam ne nag moom kër gi mooy kooku moo war a ne lii damay éviter damay def le corruptu ak le d'accord alors ñu bàyyi ñaar jaar waaw xam nga sëñ bi naka la Abdou Dangal fo xam nga dama lay jox benn exemple gis nga ay policiers ak ay gendarmes yu fi doon xeex yàggul ndax lan fii maa fi monté bu doon réew mi moo tax du leen jaral loolu fii maa fi monté tey jii dama lay jox benn exemple bu ndaw commissariat Ndorong bu Kaolack ku ne xam nga fu mu nekk dafa ñëw ba Lindiane di monté si muy 15 kilomètres mu téye fa oto bi dem Mali 2 heures du matin ni ko aw ma reçu ma la dagal dama lay attesté pour nga dem commissariat fay 15 kilomètres la camion mënul dem foofu ñëwaat lan moo lay yóbbu nga dem jël Jakarta 2 heures du matin wala 3 heures du matin dem commissariat fekk ñu tëj buntu ya gisoo ko la dagal reçu kenn nga toog bëpp foofu ci buntu commissariat bu bët set ñun la reçu amul carnet AF daa jeex léegi nu may def nga dem ba ci commissaire mbaa nga wax ñu ko ñu woo commissaire mun na demaat ba ci policier bi nga dem mun na dem négocier ak moom mu muy négocier ak moom bu demee da koy jox 2000 pour mu xotti attestation ba est-ce que commissaire warul woon ni la dellool pièce yi jàmbur comme amoo reçu léegi kooku bëggoon lu leer moo tax mu fanaan fa pourtant bu joxee woon te guddi ga day dem Tamba yendu jafa mën a noppalu mais bëgg lu wóor mu dagg reçu mu dem ci caisse trésor moo tax mu fanaan fa tey jii bu ñu jëlee suñuy pièces léegi pour nga xam ne ñu amuñu infraction bu ñu ko jëlee léegi da ngay arrêté laaj ko def ko ci poosam dem toog ku mel ni commis da ngay wàcc ñëw nuyoo sëñ bi da ngaa jël samay pièces boobaak léegi mun naa xamoo lu ma la jàppee xaaral daal di bind ATI ATI xam nga lu si fi attitude incorrecte ana incorrect lu ko indi ci loolu su boobaa ñun bu ñu woowee seeni kilifa dañu noo xaaral ba attestation bi ñëw bu ko xoolee na non non du ma nangu lii ñuy ne sama waa gëri nañ éléments yi ñu tili bi ñu leen di fontoo gis nga li ñu ko defal attitude incorrecte dama ni tey jii bu ñu déparé léegi jëm Ndar maag yow yoral oto bees tekk tout complet man mi amul benn këyit maa lay jiitu. c'est la corruption. man mi amul dara maa lay jiitu. c'est la corruption. tey jii nag ñu li ñu wax mooy rond-point Môle 8 bu fekkee oto bi génn na port waaye nañ ko wutal loo xam ni genre logo la oto bi génn na port nañ ko tafal xam ni oto bii kat corridor la jëm Mali la jëm oto bi nañ ko bàyyi ba Kaffrine. mais Kaffrine kii dina nañ ko contrôler y a plus de poste de contrôle là-bas su boobaa génn na Ndakaaru af na tey jii embouteillage Ndakaaru gis ngeen ni mel soxna si xam naa dina ci dugg muy suñu waxtaan ak. waaw après dinañ ci ñëw. voilà waaw xam nga yooyu maanaam dafa bokk ci secteur bi. xam naa boo ci duggee dinañ gën a développé. am naa rek waaw mais ñaan jàll balaa ngay def comme sànq li ñu doon wax waaw dafa doy waar léegi mu posé ko question waaw xam naa ñu posé question ndaxte xam naa temps bi mu ñuy xool ci sànq rek li ñu doon wax ci affaire militaire kii mu tuuti sax policier douane bi gendarme tout ça ak population j'espère que état du Sénégal aussi moom moo war a réorganiser secteur bi de telle sorte que nañ def comme yenn dëkk tubaab bi ni ñu koy defee buñ la waree fayloo xaalis rek da nga dem commissariat fay ko mais doo ko jox policier bi en tant que tel maanaam jël xaalis bi daal di ko jox muy billet bi wala pièce bi je crois que loolu nag dañ ko war a arrêté fii ci mim réew ñaan jàll ñu gis ne rek jotu ngeen sëq ab waxtaan ak gouverneur ak préfet ci lépp lu aajo wàllu embargo contre Mali fan ngeen ci tollu jamono ci wàllu embouteillage lañ doon daje ak ñoom parce que dañ wax ni président nee na nañu waxtaan ci embouteillage su Ndakaaru ndax embouteillage bi xat na accident yi bari na loolu bu ñu ci wooyee dañuy sawar gouverneur woote na ci préfet acteurs yi ñëpp seq ko ay waxtaan lu demee ni force de l'ordre yeeg yëpp mais la ñu ca tiire mooy ñu am heure yoo xam ne dañ leen di bàyyil autoroute bi nit ñi xëy mën a xëy VDN bi ñu bàyyil leen ko
mais gros porteurs yi ñii xëy mën a xëy muy de 9h à 10h xam nga 10h moom ku ne egg nga fi ngay xëy de 6h du matin à 10h tey ji ku nekk di nga mën a génn dem dara du la téye ñu may leen ko waaye d'accord ñun léegi fi nga xam ne moom la ñuy génn parce que port mënu tëj kon muy yoonu yaraax ñu ne rond-point mool 8 bu fa kenn contrôlé te oto rond-point mool 4 bu fa kenn contrôlé te Escouade bu fa kenn contrôlé te raay bi nga xam ne fa lañ ñu téye léegi nag nañu xool yoonu yaraax comme maanaam muy Walfadjri muy keneen ku ci nekk sa diggante ba garage ba ca tali ba da ngaa yaakaar yaa ko moom aménagé nga lépp baare ko te nit sax day paan ndegam doomu aadama mooy paan kon da ngaa war a sóoraale machine. kon war nañoo mën a bàyyi oto bu paan fu muy droité. loolu moom je pense que ay décisions yu am solo la surtout heure yi nga xamante ne fixé nañ ko pour que nit ñi dem liggéey après gros porteurs yi. très bien ñu ne leen léegi. alors waxtu bi daf ñoo dab nga jàll ko su mën na la ko may parce que waxtu bi daf ñoo dab ba yàgg. waaw non wax na tuuti pour mu dugg ci wàllum embouteillage moo tax donc ñu lay jaajëfal bàyyi la. waaw d'accord mais il faut mu tëj parce que dama am yóbbante. Gomis dama koy wax sénégalais yëpp nañu sóoraale actuellement accident yu baree bari yu poids lourd yu métti ndax policiers yi dañoo exiger chauffeurs yi ñuy sol ay dàllu sécurité di ko dawalee dàllu sécurité yi mat na 4 kilos te pédalu frein bi dafa nooy booy laal oto bi di wiñaaru loolu day métti actuellement mi ngi jur accident yu bari te nekkul ci code nekkul ci code ku ñu jàpp ñu la doon solo dàllu sécurité te ñoom sax bu ñu ko solee duñ dox waxuma laa di ko dawalee. d'accord tey jii na ci état jóg mi ngi indi accident yu bëree bëri nag actuellement. non bu baax a baax. waaw mi ngi indi accident yu bëree bëri. looloo koy causé donc état daf ci am part de responsabilité. alors donc ñaa jàllo ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax remercier la ci wuy si bi nga ñëw wuy si maam yow aussi ñu ngi lay remercier bàyyi la nga tàggoo très rapidement. maa ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp ci de fekk ni ngeen participer ci rubrique bi di nuyoo téléspectateurs